jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média dalee nag jàmm ci xibaaru marax mi ponk yi ca gën a fës ab accident bu metti ñetti bakkan rot ca ñaar ña ca saasa lanu faatu kii nag ñu gën koo xam ci wàllu TikTok di Mbay Sapar nag moo def accident ci yoonu Ndindi bi la moom moomu faatu ci ñu ne am na ca ñaar ñu mu yóbbaale muy ay tuut tànk collectif ñoo lank nag seen doxu ñaxtu bi kon niki tey ji mujj nañu ko rek amal gannaaw ba leen ko préfet bu Ndakaaru nangule ñoom ñooñu nag di wéy di naqarlu nee ñu dund gi ñu ne cher na waaye yoon bi ñàkk tëddee njaaxaanaay ci réew mi loole bokk na ci li leen metti li am nag ca doxu ñaxtu boobee mooy nit ñu takku daal ñañu di doon xaar dëgg-dëgg gisuñu ko Guy Marius Sagna Thiat Simon ak kilifa ñu baaxoo leen di leen gis ci manifeste yooyu ñoom tey teewuñu liggéeykat yu centre de traitement ñi faj wàllu mbas gi nag tey ñi ngi doon am ko toogaayu ñaxtu ci kanamu makkaanu bi jëwriñ bi ñu gàll wàllu ko wér-gu-yaram di mettitlu rek seen i ndàmpaay yu ñu leen joxul am na ay weer ci tey am na ñoo xamante ni nag daanaka sax toog nañu fukki weer yu ñu jotul ndàmpaay ñu ne nag nañu leen fay ndax fay googee sax nag dañu koy def ci anam yoo xamante ne daal lëndëm na ñu ne dàquñu nag janook taskatu xabaar yi ci bis yi ñu dëgmal FESPACO 2021 ñaar fukk ak juróom-ñaareel bi yoon ñu di ko amal fële nag la ca Ouagadougou at mi nag mu nekk rek xew-xew boo xamante ne dañ koy faral di amalee foofu nag tey nag gën nañoo sëgg ci cinéma bu Afrique nu ñuy fexe nag ba gën koo ñoŋal dugguleet ñuy def FESPACO boobu ci atum 1969 ba tey ñi ngi koy amal sunu naataango Ibou Diouf ma nga ca Ouagadougou dinañ jokkoo ak moom léegi mbokki ponk yaa ngi ni bu ngeen taaxarloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax mi ni ñu ko waxee woon nag ab accident boo xamante ne ñetti bakkan moo ca rot ñaar ña ca saasa la kenn ka nag ba mu sonnee lool la mujj faatu kër docteur muy kookee ñu xamee lool ci wàllu TikTok muy Mbay Sapar moo def accident ci yoonu Nindi bi dañu ci ànd ak Pape Balla Gueye. ñaar ñu ñàkk seen bakkan yeneen ñaar ñu am ay gaañu yu métti ak ñaar ñoo xamante ne gaañu yu yemamaay la ñu am loolee moo nekk bilan accident bi nga xam ne mu ngi am ci yoonu ko Daara Jolof bi ci diwaanu ko Touba suñu sukkandikoo ci ay xibaar ab oto woo xam ne marque Peugeot le 406 moom moo daal di dérapé ba pare daal di gëppu ñaari jigéen ndaw yoo xamante ne ñu ngi amoon lu jege fukki at ak ñeent ñoom nag ñoo daal di faatu ci saa si suñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy élément sapeur pompier yi lée ñu xam ne nag ne ñi ci am ay gaañu jot nañ leen yóbbu ci hôpital Matlaboul Fawzeyni yeneen néew yi nag ñu daal leen di yóbbu ci morgue ba ci xibaar yi mujj nag am na keneen koo xam ne moo daal di ñàkk bakkanam te ñu jàpp ne tiktokeur bu siiw boobu di Mbay Sapar moom nag moom moo ci daal di faatu gannaaw ba nga xamante ne moom la ñu wax ne moom moo nekkoon doon dawal 406 bile jamono ji nag ab enquête ubbi nañu ko ci diwaanu Touba ngir xam mbiru accident boobee naka la tëddee. dañu leen lankaloon seenu ko manifester tey nangul nañ leen ko muy doxu ñaxtu bi ñu doon amal sànq ci ngoon la muy kuréel gi nag tuddee seen bopp ñoo lànk mu boole ay mouvement ak i parti politique ëpp nañu ñaar fukk doxu ñaxtu boobu nag ñoo ko dooree ca place de la nation wutali RTS li ñu naqarlu nekk mooy dundu gu cher gi ak li ñu ne yoon tëddeewul njaaxaanaay ci réew mi Guy Marius Sagna Thiat ak Simon kilifa baaxoo nañ di leen gis ci manifester yooyu waaye tey jile teewuñu Habib Faye. doxuk ñaxtu bu wuteeg yowoon collectif bi di ñoo lànk bi la yoon ñu leen wuy ci ajuma ji bëriwul ngir ñu ñaawlu dund gu cher gi ñuy daj jamono ji fii ci Sénégal ak ni yoon yoree dëkk bi. askan bi moo ñu ñor Sénégal moo ñu ñor xeexal sénégalais moo waral ñuy bàyyi suñu yitte di bàyyi suñuy liggéey parce que gëm nañu ne ñaara mën kenn te ñett du bëre. fii tàmmuñu di sacrifier pour une génération future maanaam tey jii man ma ñemee dee fay dara ma dee tey mais mu jóge fi ëllëg samay doom ak samay sët jëriñoo ko loolu ñun amuñu culture bi dañ koo ragal. bilig manifestation bëri woon na lool leader ya nga xamante nit ràññeeku woon nañ yu ñu faralan di gis kenn gisu leen fa tey ki ci mel ni Guy Marius Sagna Simon kilifa ba ca Thiat ñoom ñooñee kenn taxawu fa waral na itam ña faree ca ñoo lànk di woo askan wi ñu ñëw wuyu si ngir rek seenik mbébét yi l'état wu Sénégal mën cee gën a bàyyi xel. daan nañu organiser ay manifestations tout le temps ñu koy interdire
xëy na tey jii nii bii ñu ngi doon wax naan dañ koy interdire wala dinañ ko nangu xëy na peut-être communication boobu la askan bi déggul. buñ koy wootee gis fi mbooloo mu tuutee nii bu néewee nii loolu c'est à déplorer et je pense que c'est regrettable dans la mesure où ñun tey jii ñun ñëpp a sonn. préfet bi tamit ci la parce que bi mu ñuy noteel ne bi mu ñuy wax ne marche bi dañ ko autorisé tey jii la boobu yeewu nañ ba ci diggu njolloor bi ñu soog ñoo wax ne marche bi autorisé nañ ko loolu bokk na ci li tax ñun ñi wuy si wuñu en masse. ca place de la nation la ñu dooree jubali ca rond-point RTS collectif ñoo lànk ak ay ñoom naqarlu nañ bu baax dund gu cher gi ci dëkk bi ci fàttali ñu ne ñoom préfet bu Ndakaaru daf leen yéex a autoriser seen marche gi. Abi Faye ak Modou Diop ñu leen di jaajëfal bu baax a baax liggéeykat yi féete ci centre yi yëngu ci pajum mbas mi nag tey dañu xëy toogaanu màkkaanuk ministère bi ñu gàllu wàllug wér-gu-yaram di laaj nag seenuk ndàmpaay ñii toog nañu juróom-benn weer ba fukki weer yoo xamante ne jotuñu ko ñu ne nag lu jëm sax ci payuk ndàmpaay yooyu nag dafa am lu laxus ca gannaaw ñu ne nag ci bis yi ñu dëkkmal dinañ janoo ak taskatu xabaar yi ngir gën a yëkkati seeni kàddu Alassane Ba Jafara Ba. faaw ñu def lu gaaw sol seeni blouse takk seeni morceau yu xonk dox ndànk jubali ci grille ministère de la santé liggéeykat yu CTE yi nee nañu mënatuñu li ñu bëgg mooy ñu fay leen seeni motivation. tey Sénégal fi ñu waroon toll mooy fépp fu agent de santé romb ñu defal ko ovation ñëpp jóg tàcc tey waruñoon toll ci Sénégal foo xam ne agent de santé yi dañuy toog di réclamer xaalis boo xam ne ñoom ñoo ko liggéey te nga xam ne benn système de magu bu organisé wu ci hôpitaux yi ak ministère ñoom ñooy def di jël xaalis yi jàmbur yi di ko lekk di jënd seen i oto alors que les autres ñu léser leen te ñoom ñoo doon dugg ci centre yi di nekk au contact avec les malades ñuy wax président de la République li ñuy wax suñu xol lañ ko jëlee. dañu def sacrifice bu énorme dans les centres de traitement on en est là donc on nous empêche de donner l'information selon laquelle nous avons. discours bi ñu doon def ci kanamu grille ministère de la santé mujjuñ ko yeggali ndax ñi yor kaaraange gi ñoo ñëw ngir dàqal ko dañu mujjee jéggi tali bi taxaw fii ci beneen côté bi nga xam ne daañu mën a jàkkaarloog ministère de la santé ngir mën a yeggali li ñu doon wax maire ba futt nag la ñu def ñuy gis ne sax am na ay deal yoo xamante ni am na. ci ni ñuy fayee lii di motivation yi. li ñu jot comme information mooy puisque dafa amoon ay cas yu bëri ci Covid dañu jëloon xaalis bi nga xam ne moom lañ tuddee motivation ju war ko jox directeur des hôpitaux yi ñoo ñu séddale xaalis boobu bépp agent boo xam ne dafa ko war a jot xaalis boobu la ñu wax ni ñu koy jotee neexuñu mënuñu à chaque fois bu ñu yëngalee ñu jël benn weer joxe ko intégralité somme yi la ñuy réclamer une bonne fois amatul xaar mënatuñ toog ñuy versel hôpital bi ñaar di versel bële hôpital ñett. Elimane ak ñoñam ne duñu bàyyi dara. nañ ñu fay suñu xaalis encore une fois bu ñu ko deful dinañu woowaat presse bi dinañu wax parce que xam nañ bu baax la ñuy wax dinañu wax magu yi ni muy demee ci biir hôpitaux yi te dinañ citer ay noms lum ñu jaral ci lum leen jaral ci ñoom seen faute ñun jaral nañu ko ci engagement. ñu sàkk ci seeni ñooñ yu nekk ci CTE yi yëpp ñu gën a jekkalaat taxawaay wi ngir fexe nag ba ñu jox leen considération bi war ci ñoom. ñeneen ñi woote wallu askanuk bokki jawbe ñoom nag maire ba la nu teg baaramu tuuma muy Kalidou Wagué ndax nee ñu dafa am ab projet de lotissement toloole nag bu ñu seetaanee mu sotti tey daañu ñàkk seen suuf nga xamante ne ca la ñuy bayee gendarme yi nag ñoo mujjee ñëw ba ñu noppee ca loole ñoom askan woowu mujj nañu janoo ak taskatu xibaar yi Ali Bandel Niang. xiiroog ngaayoo bu ne kur dox na diggante aw askan wi bokk ci bokki jawee ak meeru commune bi ñu bootuwu ci benn collectif gaañikat ne nañu ñoo moom suuf yuñ doon bayee te maire bi di Kalidou Wagué dafa jël dogal ni da koy lotissé ngir soppi ko def ko ay dëkkuwaay gannaaw intervention takk der yi ñëwoon ngir kon jàppale géomètre bi waroon def liggéeyam askan wi mujjeeg dajek taskatu xabaar yi. ñun population de bokki jawee ak Mboliyel boo ñu dajaloo si benn collectif bi ñuy tuddee propriétaire de site Asndé ñoo ngi yëgal waa réew mi waa bitim réew et surtout président de la république situation bi ñuy dund nii situation bu grave la situation bi nga xamante ne mën nañu yóbbu si fitina dem na daanaka démb si suba géographe bi ñëw na si site bi ànd ak ay forces de l'ordre dem na ba gars yi sànni ay grenades lacrymogènes jàpp si suñu ay ñoñ jàpp leen ba 18 heures presque passé ñu libéré leen alhamdulilah maire bi moo jël dogalam waxtaanewu ko yëglewul yéggeewu ko mu dem def délibération am
si suñu site bi ñu moom pour nangu suñu alal suñu moomeel alors que ni site bi mu ngi peese si ay hectares yu bëri ñëwuñu benn jour rek occupé site bi yëgle nañu gouverneur préfet ak sous-préfet bind nañu ba tàyyi def nañu suñu plainte ci tribunalu Matam ba léegi amaguñu réponse ba léegi gars yi joxewuñu benn réponse amuñu benn nanguñu sax toog ak ñun mais comme que daanaka demee na ni lu ñu dese mooy que ñun population bi ñu génn toog ci suñu moomeel toog ci suñu site lu ñu fi mun a fekk ñu ci te pare nañu pour bàyyi fi suñu bakkan ba keroog ñu am te sax ñu ba askan woowule ñoom nee nañu fi léegi bàyyiwuñu leen ak seen suuf sa saa yu ñu xëyee dinañu toogaanu ci bërëb ba te bépp géomètre bu fa ñëw lum fa samp ñu sempi ko. Ali Bandel ñaa ñu gàgganti rek kon bokki jawe la askan woowu nag ñoom ñi nga xamante ni wala bokk ka ñu toftal ca maire ba moom li mu wax rek mooy askan wa dañu leen a yabal dafa am ñu nekk ci gannaaw ay way politique yoo xamante ne ñoo leen di xamb loole nag mi ngi koy naqarlu bu baax a baax li ñu wax it mooy maire ba projet boobu mu sumb nag du ca dellu gannaaw benn yoon ndax la mu bëgg tey rek mooy soppi xar kanamu kon gox boobee dañuy teewlu Baba Diawara la ñu toftal ca maire bu bokki jawe ci micro Ali Bandel ñaa nangu suuf amul fii lépp loo gis dañ koy teg ci yoon waxtaane wuñu ko loolu moom wax bu yàqu la bu fekkee conseil municipal bi validé nañ loo xam ne li nga xam ne mooy lotissement bi devant le gouverneur ñu validé ko ministre validé ko amul lu des lu topographie bi def liggéeyam waxtaan nañ ci ak population bi ak 5 reprises 6 reprises bu ñu waxalee yàlla rek xam nañ ni loolu am na jaay doole amu fi foqarte amu fi mënuñoo nekk ci dëkk bi nag boo xam ne kenn du ko lotissé bokki jawe mënoo fi dugg mbedd ba nga génn mbedd nga xam ne amul benn lotissement bu baax ñëw fi lépp liñ fi bëgg a def day def coow. mais nee nañu suuf si dañ ci bay kenn bayu fi biñ fi géejee bay ëpp na ñaar fukki at loolu du tache noire loolu du benn tache noire parce que nit ki bu ragalee dëgg rek loo dem rek du baax mais ragalu loolu képp koo xam ne xam nga Kalidou Gueye xam nga ne ragalu loolu. population moom moo ci gën parce que lu baax rek lay def fii. ñu wax rek ci parti politique yi ak koppar yi nga xamante ne daanaka moom la ñuy jëfandikoo di financement koppar yooyu nag ñu ne bari na fa muy bàyyi ko ndax am na ci ay militants yoo xamante ne nii ñoom ñooy dajale seen xaalis natt ngir dooleel seen parti am na ñoo xamante ne nag dañuy def seen kéemtalaay kattan ngir wuti koppar yoo xamante ne dañu koy ñëw rek samp ngir dooleel parti bi loole nag booy xool daanaka indi na jiixi jaaxa ndax bari na ñuy samp laaj parti politique yi fan la ñu jëlee seeni koppar Modou Fall. financement parti politique yi coalition yeeg yenn ci mouvement yi kon xaw a lëndëm communiqué bu ministère de l'intérieur kon jàppoon li nga xam te ni moo di levée de fonds bu parti Pastef ni jaarul woon ci yoon mel ni kon lu xaw a nasaxal loolu le di élan militantisme waaye coalition yi mel ni dañoo sax ci seen mode de financement googu lay gannaaw bu ñu woowee yenn ci militants yi ci yenn effort yi ngir li nga xam te ni moo di fonctionnel seeni parti loolee de ñu ne loi bi terewu ko benn yoon. su ma fenn fu ñu tere coalition de parti wala parti politique na ay militant am dama sol xaalis fay la ma sama caution gisuma ko maintenant li ci dangereux mooy bu fekkente ne financement bi dafa mën a nasaxal démocratie maanaam jóge fenn foo xam ne maanaam leerul mais bu fekkente ne xaalis bu leer la jóge ci ay militants loolu gisuma ci benn jafe-jafe. engagement yu militants yi wala sympathisants yi ci action politico-politique dafa war a doon loo xamante ni lu ñuy rafetlu la. politique boo mën a gis pour mu indi ay résultats yu am solo pour réew mi il faut que ñaari mbir yi taxaw ci benn il faut que gis-gis bi rafet mais gis-gis bu rafetee rek doy il faut que citoyens yi bokk réew mi jot ci gis-gis boobu partager que ba mu wóor leen ni bii mooy yoon bu baax bi te loolu pour mu mën a nekk fokk politicien bi am xaalis bu lew boo xamee ni dina ko mën a liggéey ba jot ci citoyens yi ba tasaare xalaat. li ñu war a def rek di ko moytu moo di xam kon financement yooyu fan la ñu jugee ba xam jugee wu ñu ci xaalis bu bon. li tax ñu daan di bañ alal ju di ñëw ci parti politique yi mooy dañuy bañ alal ju yoo xam ne dafay jóge ci ay structures mafieuses wala mu jóge ci ay puissances étrangères yoo xam ne yéen a jë bu ëllëgee mën na gàllankoor intérêt Sénégal. woo militants yi ci ay cotisé loolee nag kon di formule gu bees goo xamante ni parti wala coalition yi gis nañ ko ngir financer seen i yëngu-yëngu wala sax mobiliser li nga xamante ni moo di fonds bu ñu war a déposer ngir caution ngir bokk kon ci ay jongante élection bi les méthodes ñu ne benn yoon bu ko loi bi tere.
ñu wax ci liste électorale yi soxal nag woteek gox-goxaan yi ñu ne nag ndaw ñi nañu ca war a teewee daal dafa des bu baax a baax ba tey bu ñu sañoon daal daañu def téeméer boo jël fanweer ya di ay ndaw ndax li ñu seetlu ci réew mi mooy barab yi ñuy nas ak di noccee ndaw ña nag dañ fa amul doole lool tey waa réseau Siggil Jigéen ñoo koy joytu ONG 3D ak ONG RAES am na nag lu nu samp bees duppee ko bruit tambour Oumy Ngom moom la ñu dénk projet réseau Siggil Jigéen yëkkati na ci ay kàddu dénk ko Fatima Touré. Bruit de tambour projet la boo xamante ni ñu ngi ci phase 2 bi donc commencé woon nañ phase pilote bi fi nga xam ni mooy Saint-Louis te dara taxu ko jóg lu dul amener suñuy décideur gën leen da ñaax ci gën a jël besoin yi nga xam ni mooy suñu ndaw yi ak mooy suñu jigéen yi parce que dañu taxaw seetlu que ni jigéen ñi ak ndaw ñi impliqué wuñ leen bu baax fi nga xam ni mooy bërëb yi ñuy nasi ak nocci ak bërëb yi nga xam ni moom la ñuy jëlee ay décision ñu gis que ni ñoom am nañ benn rôle boo xamante ni bu important la ci suñu dëkk ñoom mën nañ porter suñu développement dëkk kon nag yoon la suñu njiit yi ñu gën leen impliqué gën leen dugal ci instance de décision yooyu te actuellement plaidoyer bi ñuy def tey mooy que suñu njiit yi candidat yi ak candidates yi def de sorte que ñu am ñu yegg ci daara ju kawe ji di université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru tey ji nag wala altine bi ñu dëgmal yem ak fukki fan ak juróom-ñett ci la ñu fas yéene rek ubbi seeni buntu muy buntub daara jooje waaye nag am na loo xamante ne indi nañ ko ci coppite mu aju nag ci wàllu kaaraange gi ak képp koo xamante ne war ngaa yegg ci biir université bi faaw nag ñu saytuwaat ko bu baax a baax ay coppite la Fatou Bintou Konté ak Jafara Ba demoon nañu ca ndaje mu ñu doon amal tey ca UCAD. Université Cheikh Anta Diop na ngay tijji ay buntam ci campus social bi dimanche bi ñu dëppmal bu dee nag campus pédagogique bi moo ne wàllum njàngale mi li nga xam ne moom moo di altine ñi ko xam ne moom moo di collectif des amicales de l'UCAD. ñi xamal ne Université Cheikh Anta Diop de Dakar ñi ngi ko tëj le 31 juillet 2021 depuis boobu noonu étudiants yi ñu ngi nekk ci seen kër yi université ñu ngi ko tëj tey jii nii ñuy xamal ne université dina tijjiwaat ay portam lundi bii di ñëw. à partir de 8 heures pour les enseignements et le dimanche à partir de 17 heures pour les campus sociaux. ngir nag renforcer li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum sécurité ci université bi nag ñi nga xam ne ñoom ñooy représentant étudiants yi ñu ngi xam ne ni ngir nag accéder ci li nga xam ne moom moo di biir université dafa am benn système d'enrôlement boo xam ne fi mu toll nii moom la ñuy exiger. constaté nañ que ne université ku mu neex dugg ku mu neex génn. xàmmeetuñu kuy étudiant ak ku nekkul étudiant loolu moo tax mesure yooyu noonu ñu jël ko pour que tey jii nii étudiant bépp fu mu mën a nekk xam ne université assainissement bi commencé na fi te itam képp ku fi dugg dinañ la demander sa carte étudiant ci dugg boobu noonu aussi dafa ànd ak beneen nouveauté muy par exemple une campagne d'enrôlement boobu nag boo ko déggee mooy étudiants yi inscrits université yëpp dañu war a ñëwaat réactualiser wu ci base de données université bi. pour codification bi maanaam lu jëm ci wàllum chambre yi la benn plateforme numérique la ñu taxawal. yéen ñëpp da ngeen daan dégg ñuy wax wàllum njaay lal wàllam lu nekk ñu ko ciy wax léegi processus bii nii dafay encourager transparence de telle sorte que étudiant bi si à travers un site dina xam ñan ñoo codifié nombre ñaata lal moo am université. étudiants yooyu nag ñi ngi xam ne nag li jëm ci wàllum campagne de vaccination bi ñu am lay fee ci université jàpp nañu ne du obligatoire mais nag ab citoyen donc la. au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar vaccination mosu fi nekk obligation loolu dañoo amoon yéene leeral ko suñu camarades étudiants yi mais terewul tamit ñu leen di inviter à ce que ñu vacciné wu parce que bu ñu vacciné woo c'est protéger notre université. universitaires yooyu nag nga xam ne la ko tax a jug moom moo di contrôler li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum accès ci biir université bi nag dafa nekk lu bees te nag bu ñu xoolee li nga xam ne moom mooy espace universitaire bi jamono ji wala at yu ñu wees sax dafa nekkoon ci insécurité boo xam ne dafa jéggi woon day. ñu dem ba bitim réew ca Burkina Faso Ouagadougou tey ji nag ñuy fàttaliku bés ba mu dëddoo woon muy rek Thomas Sankara am na nag fanweeri at ak ñeent ci tey jile waaye ba nëga ni boo fa demee nag doomi Burkina Faso yi ñi ngi bàyyi xel bu baax a baax ci moom moomee ndax jàpp nañ ni kat am na lu rëy loo xamante ne def na ko ca réew ma te it faatoom du tax ñu fàtte ko Ibou Diouf lañu ci àndal ak Yaaya Diallo. fii ci Ouagadougou ci Burkina Faso bëri na ci askan wi fii yeewoo ñoo xamante ne xamuñu kii di Thomas Sankara moo ne day ba léegi boo tuddee turam rek mbégte la ñuy àndal loolu tombeek nag jamono ji nga xamante ne ñu ngi fàttaliku bés biñ ko boom
fii ci Burkina. Moi personnellement je l'ai pas connu parce que quand il man mi xamuma Thomas Sankara ci jamono ñu koy faat man xale laa woon mais nag daf ma jaral ma gëstu ci jaar-jaaram ngir xam nan la doon dunde ak nan la doon doxale ni ji nag lépp lu ma mën di def ci moom laay roye. Je l'ai pas connu mais à ma naissance mon père m'a parlé de lui. Thomas Sankara man xamuma ko bu baax waaye sama papa daana wax lu bëri si moom xam naa nag moom nekk fàtte ay anam yi leerugul ba léegi. Président Thomas Sankara ñu ne royukaay la ñi ndaw Afrique wala rawatina ñi yeewu fu ci Burkina Faso. Et moi la seule. jàpp naa ci moom benn kàllama wala sax phrase bu mu faraloon di wax yenn saa yi mu ne askan woo xamante ne dañ leen jàppee jaam te mënuñu taxaw rek xeexal seen bopp. ñooñu mérité wuñu ñu jublu seen mbir. ñu ne nag bëri na ci ñi nga xamante ne dañ ko jàppee modèle ñoo xam ne xamuñu ko li waral li ni mel nag mooy taxawaay bi mu amoon ak fula bi mu doon fësal saa su nekk. Sankara il était vraiment un combattant c'était un révolutionnaire. Thomas Sankara bañkat la woon doon na xeexal réewam ak Afrique. d'aujourd'hui ils doivent s'inspirer de. xam naa nag ndaw yi moom war nañu si moom lu bëri. s'inspirer de Thomas Sankara. tribunal militaire bu Ouagadougou nag fukki fan ak benn ci weeru octobre ba la ñu weesu ci la ñu ubbi rek procès affaire Thomas Sankara loolu xew rek juróomi fan gannaaw bés bi nga xamante ne ci la ñuy fàttaliku bañ ko boomee fii ci Burkina ki ñu jàppee père de la révolution Burkina nag ci fàttaliku ñu ngi ko boomoon fukki fan ak juróom ci weeru octobre atum 1987 gannaaw ab coup d'état bi mayoon ki di capitaine Blaise Compaoré mu falu. xaar nañ nag lu toll ci fanweeri at ak ñeent laata ñuy ubbi procès bi fii ci Burkina Faso. dañuy des ak yow Ibou Diouf ni ma ko waxee woon ci ndoxteel li ñi ngi waajal nag bu baax a baax FESPACO bi ca Ouagadougou cinéma africain la ñu taxaw nag ngir gën koo dooleel Ibou Diouf FESPACO nag booy xool du tey ndax ci atum 1969 ba tey ñi ngi koy amal Ibou Diouf foofee ca Ouagadougou. jërëjëf soxna Fatou Kiné Deme ni nga ko waxee noonu la amee bi li ko waral mooy lii di FESPACO di festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou ñu koy amal atum 1969 ba léegi ñu ne nag ñaari at yu nekk dinañ ko amal fii ci Ouagadougou ci réewu Burkina Faso muy dajale nag ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu cinéma moo xam ay réalisateur ay producteur wala ay cinéaste de façon générale waaye également ay cinéphile mooy ñi nga xam ne dañuy safoo lépp lu laale wàllu cinéma leneen liñ ci mën a yokk mooy lu aju ci wàllu kaaraange bëri na fi lool ndaxte li nga xamante ne mooy terrorisme dafa bokk ci Burkina dafa bokk ci ñi nga xamante ne da leen sonal ba tax kilifa yi jël nañ matuwaay yi war ngir lépp loo xamante ne rek aju ci wàllu kaaraange ñu aar ñi bàyyeekoo feneen ak ñi ci fekk baax ñu ngi xaarandi nag délégation bu am solo nar a bàyyeekoo Sénégal ndax boo xoolee ci 19 films yi nga xamante ne bokk na 14 yi dina nekk en compétition ci wàllu kaaraange tamit ni ma ko waxee léegi jël nañ matuwaay yi war loolu rek di firndeel ne fête bu mag la nar a doon mon cher. Oui, bonjour. Comment on dit bienvenue à Morée? Néwongo. Néwongo. Oui. Alors, ça sera la fête? Ça sera la fête même de la fête originale. À Morée. Et naï tigiri kasanga ti suno bébé ni yamluru. Donc on peut dire viva le cinéma africain di Ouagadougou. Donc ñu ngi leen di dégg daje seen ëttu xibaar dinañ def kem kattan ngir lépp lu fi bàyyeekoo ci wàllu information ñu fexe ngeen jot ci ni mu waree. ngok ñu lay jaajëfal Ibou Diouf bu baax a baax ci liggéey bi kon ñi ngi xaar xibaar boobee fas yéene tukkee ci FESPACO bi ñu wax ci Joseph Koto mi faatu niki talaata ji ñu dëgmal nag ci la ñu fas yéene rek kon jëlee néewam ca morgue bu hôpital Fann ñi ngi jël nag kon matuwaay bi gannaaw ba ñu diisoo amee ci diggante njaboot gi ak jegeñaale yi bu ci maanaam bis boobu di talaata nag ab mees ba dinañ ko defee ca église martyr de l'Ouganda gannaaw bi nag daanu ko jébbal boromam ca sëk yu Saint-Lazare ma ngoog mu nekkoon kon xibaaru marax mi mbokk yi sant nañu leen gërëm leen yéen ñooyu farewoon ci machine bi cant ak ngërëm ñeel na leen ci kanam tuuti 20h xibaar yi ci nasaraan di ngeen ci ànd ak soxna Naata Mbaye